jàngeen jëf ci ànd beeg télévision Futurs Médias xibaar yi ñu tàmbali ko ak la xew ca Burkina Faso ca pays réew ma di Ouagadougou ab cong gu ñu fa amal ñeel benn restaurant boo xamante ne nag dañu ko songu ba lu toll ci ñaar fukki doomu aadama ñàkk ci seen bakkan ñu bari jëlee ci ay gaañu gaañu yu tar loolee nag dugguleet foofee ndax bu ñu seetloo ci atum 2016 it am na ab cong gu fa amoon ndax tey ji sax restaurant boobee ñu songu diggam ak ba ñu songoon ci atum 2016 ci ñaari téeméeri mètre képp la toll te boobu gënoon naa metti sax ndax fanweeri doomu aadama ñàkkoon nañ ci seen bakkan lu ëpp juróom-ñaar fukk jëlee ci ay gaañu gaañu yu tar leeral yi dañ ci ànd ak Aminata Mbaxi Sow. amat Burkina Faso bile yoon ñi amal cong boobule ci ab café restaurant bu ñuy woowee Istanbul la ñu daal di dugg ñu jàpp gum ne lu toll ci fukk ak juróomi ñetti nit ñàkk gum nañ ci seen bakkan dont ñaar ci ñi nga xam ne ñoo amal attaque bile bokk na ci ñu faatu ci fàttali nag duguleet ab attaque terroriste am ci quartier bi nekk ci capitale bu Burkina Faso ci atum 2016 15 janvier Al-Qaïda au Maghreb islamique ñoom revendiqué woon nañu attentat bi amoon ci café cappuccino ci biir cong boobu nag lu ëpp fanweeri nit faatu woon nañ ci ñu bëri tamit daal di am ci ay gaañu gaañu Burkina Faso mu mel ni terroriste yi dañ ko jëlal yoon ndaxte ci fàttali ci 2016 benn attaque bu metti amoon na tamit cong boobu nag dañ ko jëmale woon ci armée bi nga xam ni ñoo nekk ci nord dëkk boobule nord boobu nag ci ab gox bu ñuy woowee Soum te mu am ak frontière ak dëkkub Mali jàpp nañ ni benn groupe bu ñuy woowee Ansaril Islam ñoom ñoo fa teg loxo fi mu toll nii dañuy faral di amal ay attaque ci ñi nga xam ni ñoo fa toggal nguur gi waaye sax askan wi nga xam ni dañuy ragal ne yenn saay dañuy faral di lënkaloog nguur gi ngir jox leen ay information ci Burkina Faso nag ginnaaw bi ñu seetloo attaque yu bëre yooyu foofee ca nord jëloon nañu sécurité bi gën ko renforcer ki nga xam ni moo nekkoon chef d'état-major des armées tamit ñu tekki ndomb baatam teg fa keneen waaye teewul donte coppite yooyu amaloon nañ ko teewul ñenn ñi nekkoon ci armée bi yëkkati woon ay kàddu di ñaawlu jumtuwaay yi nga xam ne ñu ngi leen koy jox ngir ñu xeex ak terroriste yi. Burkina Faso ñu jàpp ni tamit coup d'état ba fa amoon le 17 septembre 2015 bokk na ci li ko gën a fragiliser. général Gilbert Diendéré mi amaloon coup d'état boobule moom fi mu toll nii dañ ko teg loxo waaye tamit régiment de sécurité présidentielle bi nga xam ni moom moo ko jiite woon sax dañoo dakkal seeni activité ñenn ñu bëri jàpp ne insécurité bi nga xam ne am na foofee ca Burkina Faso bokk na ci li ko waral mooy RSP yooyule dañoo liggéeytul joxatuñu renseignement yi war nguur gi fa nekk. fi mu toll nag Burkina Faso bëgg xeex ak terroriste yi loola waral sax ñu lënkaloog ak yeneen dëkk yi nekk ci Afrique di Mali di Niger di Mauritanie ak Tchad ñu boole seen doole su ko defee ñu mën a xeex terroriste yooyu groupe boobu ñu ngi koy woowee groupe G5 Sahel ñoom dañoo fas yéene boole seen armée dugal xaalis bu bëre su ko defee ñu xeex terroriste yi ci seeni frontières. ñuy jaajëfal bu baax Aminata Mbaxi Sow ci jàngat boobee ñeel Burkina Faso sunu gan waxoon naa ko ci ndoxteel li Bakary Samb la docteur Bakary Samb nekk directeur Timbuktu Institut docteur Samb gannaaw bu ma la delloo nuyoo nan nga jàngatee li nga xamante ni di tey xew na ca Burkina Faso ndax mën nañ wax ni lu leen bett la ndax bu ñu xoolee ba Blaise Compaoré demee ba tey xëy na xel daloon na ci yenn yi. waaw maa ngi lay gërëm toujours ci dalal bi li xew Burkina mën nañu dugguleet ndax comme ni nga ko waxee atum 2016 songoon nañ leen ci café boobu ñu naan cappuccino ba ñu ko defee waa Almorabitou wala Al-Qaïda au Maghreb islamique am na ñu ko revendiqué woon mu mel ni Burkina Faso dafa am lu mu représenté boo xoolee Burkina dëkk la boo xam ni jullit yi ñoo fa ëpp 62% wala 61% mais nekkin ba ak ñi nga xam ni bokk ñoom diine dafa nekkin bu rafet mu nekk dëkk bu ñuy cité toujours ci tolérance ci dëkk boo xam tamit ci wàllu citoyenneté. beneen affaire bi mooy Burkina Faso dafa nekk tey terrain boo xam ni dafa mel ni groupe djihadiste dañu jóg ngir expérimenter fa lu bees mooy nu ñu mën a fexe ba li nga xam daan nekk ay song bu laal dëkk bi laal beneen dëkk ñu def ko tey mu nekk des attaques transnationales tey boo xoolee lu mat juróom benni groupe djihadiste ñu ngi Burkina Faso di fa def ay musiba Ansaaru Diina nga fa Front de Libération du Massina ma nga fa Al-Qaïda Omar Islam ma nga fa ak Ansaarul Islam nga xam bu bees nga xam ni ki ñu naan Cheikh Bourahima Diko moo ko sos nekk ci bëj gànnaar réew ma def comme li Boko Haram def ci Nigéria di song ay l'école di song ay institution di song ay soldats donc attaques yi musul arrêté depuis 2016 mais aussi
dafa nekk ci jamono boo xam ni 2016 xam nga sorewuñu ak diggante bi Compaoré demee ak diggante bi nga xam ni aussi nguur gu bees ñëw na tant que Compaoré mi ngi woon Burkina dafa mel ni dafa amoon lu xew li xewoon mooy jihadistes yi daanañ jéggi réew moom dem feneen daana gis sax Blaise Compaoré nga xam ni kenn ci conseiller am yi officieux ñu koy woowee Moustapha Ould l'imam Chafi dafa nekk ko xam moo ko doon jàppale di négocier ak yenn terroristes yi bu fekkee dañuy jàpp ay otages occidentaux donc depuis boobu mbir mi changé na surtout Diendéré ak ñeneen yi nga xam ni xew na foofu donc ñoom li ñuy wër yenn saa yi mooy dëkk boo xam ni am lu mu wane ci wàllu modèle ci wàllu nekkin ci diine ci wàllu nekkin ci askan mu nekk nu sell démocratie jaar fa wala transition dëkk yooyu dafa mel day nekk seen cible lay nekk. te li ci am ba am mooy dafa changer lu bëri ci li nga xam ne dañu doon jàngate terrorisme ak ci wàllu risque yi ak li nga xam ne moo ci aju xëy na nañ ci biir waxtaan bi. wax nga ko sànq nekkul cong goo xamante ni fi mu ne nii am na ñu yëkkati seen loxo ne ñooma waaye bu ñu ko xoolee ak ba xewoon ci atum 2016 wax nga ko sànq daanaka dafa mel ni cong yi xaw naa nuru bay tamit li ci leneen li ci nekk itam barab yi ñu ko defee jege na ndax diggante tey café restaurant bi ñu song ak ba ñu songoon ci 2016 ñaari téeméeri mètre képp ci la toll yëf yi xaw nuroo amagul ñu wax mais est-ce que duñu njoxtu ni ña defoon ñoo defaat. xaw na nuroo en plus ci cible yi ñi nga xam ne ñoom la ñuy ciblé café bu mel ni Cappuccino wala hôtel bu mel ni hôtel Splendide wala tey li nga xam moo xew Istanbul soo demee Ouagadougou foofu expatriés yi ñoo fay nekk ñi nga xam ni dañoo fekk baax Europe wala États-Unis wala ñu liggéey ci organisation internationale yi ñuy wax sax ñàkkul ne am benn doomu France bu ci ñàkk bakkanam ci attaques yooyu donc ñoom toujours loolu la mooy barab yi nga xam ni parce que bu fàttali ne Al-Qaïda au Maghreb islamique mi ngi bi mu juddoo ci atum 2007 c'était pour jaayante ak Oussama Ben Laden ni ko ñun yow mën nga toppatoo li xew Moyen-Orient ak yeneen yi waaye ñun fi nga xam ni mooy Afrique occidentale wala fi nga xam ni mooy Maghreb nga xam ni intérêts occidentaux yi notamment français yi ñu nga fa ñun ñooy attaqué ñooñu donc dëkk yooyu day nekk dëkk yoo xam day nekk cible boo xam ni dañ koy faral di viser très souvent donc am na nu mu nuroo ci wàllu modus operandi maanaam ni ñu jëfandikoo ay fetal parce que yàgg bombe lañ daan def loolu ñu xamoon mais comme attaque bu njëkk ba Splendide ay loolu la woon bii tamit la même chose la ñu utiliser mu nekk loo xam ne rek yaakaar naa ni dafay changer ñi nga xam ni moom la ñi nga xam ni kaaraange ñoom lañ ko dénk ni ñu doon saytoo wàllum terrorisme. beneen mbir également ñu seetlu ko ndax tey bu ñu xoolee réew mu mel ni Burkina Faso mën nañu ne réew la moo xamante ni maanaam engagé wul lool ci wàllu militaire duñu gis yeneen réew yi ñu ci bari di xeex ba daanaka nga fay seen lu bari soldat yu Burkina ñu fay dem kon tey lan nuñ ko mën a sukkandikoo ba ni tey moo song maanaam nuñ mën a jàngatee song yi ñu koy faral di song te pourtant sur le plan militaire nekkul réew bu engagé lool. waaw ci ñaari anam lañ ko mën a analyser jàngatee benn bi mooy li ma waxoon sànq ni dañu soxla réew moo xam ni xëy na am na ñu bari frontière comme Mali rek bi ñu duggee Mali yaa gis fa lañ jaare attaqué Grand Bassam fa lañ jaare attaqué Burkina Faso fa lañ jaare aussi di menacer yeneen dëkk yi loolu benn la ci mooy jihadisme transnational boo xam ni bis bu lawee foofu réew Carrefour comme Burkina Faso tey Burkina naam melu comme Tchad nga xam ni envoyé na soldats yu bëri ci MINUSMA et tout mais Burkina mi ngi ci MINUSMA bi mais Burkina boo xoolee tey ñetti front nga fa am na opération Sono nga xam ni ci bëj gànnaar réew mi ci di jëm ci wàllu penku ma nga fa di xeex ànd ko ak soldats maliens yi am na opération Tapowa nga xam ni ñoom ñoo ko ànd ak yeneen forces yi ak yeneen opération yoo xam dañ ko ànd ak des forces togolaises même donc dafa nekk zone tampon boo xam ni xëy na pour ñoom bu ñu ko laalee mën nañu laal yeneen réew yi beneen bi aussi mooy li ma waxoon sànq bu ñu gisee réew moo xam dafa dal réew moo xam ni ay diine yu bëri ñu nga fa waaye ñëpp a ngi ànd nekk ci jàmm réew moo xam ni xëy na démocratie wala transition bi mi ngi jaar ci yoon réew yooyu daf leen di faral di gêner parce que loolu dafa contre modèle bi nga xam ne ñoom moom lañ bëgg utiliser jubóo gi daal lañ bëggut lool. pas jubóo gi mais modèle nit ñi nekk ci jàmm modèle l'islam bu sell boo xam dafa ànd ak yiw musul indi benn jiix jaaxa loolu fu ñu ko gis dañ koy xeex te commencé nañ ko ci réew yu bëri ci seen i l'école yi ñuy créer ci seen i façon njàngale moo xam ni day noonale jullit ak jullit jël ñi teg ci kaw ñii dem ba ci xeex ci tarixa yi wala ñeneen loolu mooy seen modèle donc loolu mooy seen modèle donc dëkk bu mel ni Burkina Faso daf leen xaw a gêner ci modèle ba nga xam ne ñëpp dañu xam ci cohésion surtout ak médiation yi nga xam ne am na fa ak le Moro Naba ñëpp àndandoo boo gisee suñuy julli korité dañuy taxaw ni jullit ñi taxaw ni église bi daf benn rang ci kanam bañ pare ñu saafonte
donc dëkk bu calme la réew yu mel noonu nag dañ fay bëgg indi jiixi jaxa tey ñu ngi taal ay woo xam ni ca bëj gànnaar réew mu ànd ko ak ansaarul islam boobu ak Cheikh Bourayma Diko am na ñaan sax faatu na wala faatuwul pour def comme lii Boko Haram di def di attaquer l'école yi nga xam dañ fay jàng wàllum nasaraan di attaquer ñi nga xam ne jubawuñu ak ñoom donc attaques yi musul cessé ci Burkina Faso depuis 2016 boobu ba léegi ñu ngi fi mën a attaques yi dafa mel ni sax réew la moo xam dañ daan wax ne exception la ci wàllu jihadisme te dafa nekk daanaka loo xam ni dafa normal quotidien ñu ko gis tous les jours. ma ngoog dinañ delsi ci wàllu kaaraange gi maanaam ni ñu gisee ni sunu réew yi daal ñu ngi koy fegoo pour mën a moytu bu baax a baax fii ci Sénégal nag yàlla musal nañu yàlla musal ba tey ci wàllu terrorisme waaye gis nañu ne nag teewul sunu takk der yeeg ñooñee ña ngay def seen kéemtalaay kàttan di fegu ak di moytu yenn yi bu ñu seetloo yenn ci tali ak yenn barab yi daanaka dinañ gis lu bare bari ay takk der di fa ne ngir nag mën a moytu ak fegu askan wi nag loolee dal na seen xel bu baax a baax Mame Birame Diouf lañ ci àndal. taxawaayu takk der yi ci yoon yi ak ci yeneen bërëb yu am solo doon na luy dalal xelu waa ji. su xel dal na parce que vraiment non seulement sécurité bi fi am mais ñun suñu dëkk yàlla dafay aar lu koy aar loo xam ne fii moo nekk ñun te vraiment dispositif bi gars yi jël moom sincèrement parler amuñu xaat ñaaw ni du ma am fii incha allah du ma am loolu moom man ragal naa ni moom yàlla mën nañu sutural ci loolu duñ ko def boobu waaw duñu am problème man autoraire contrôle bi sévère na mais loolu moo baax loolu boo deful loolu doo am li nga bëgg il faut que ñu continue ñëpp am coopération boobu di nangoo dugal si yoon bopp di nangoo dur gars yi ñuy wax aussi. soxna si di madame Coulibaly doon ab ivoirienne gu amal ay vacances am fii ci Dakar moom nee na nag taxawaay gi nga xam ne kat takk der ñu ngi koy amal rawatina patrouille gendarmerie di amal lu muy rafetlu la. je peux le dire parce qu'on a vu. fépp ci dëkk bi gis naa taxawaayu takk der yi patrouille yi nga xam ne nag gendarmerie sax mu ngi koy amal doon na luy dala sama xel. la sirène c'est persuasif. dafa fekk ni kilifa yi xam nañ bu baax menace terroriste bi am jamono ji ba tax kon ñuy gën a yokk matuwaay ak jumtuwaay ya nga xam ne ni ñu ngi koy amal lépp ngir fagaru. ministre de l'intérieur et de la sécurité publique moom sax ci fukk fan ak juróom-benn ci weeru mai bi ñu génn doon amal ab simulation attaque terroriste ci CES yëkkati woon na kàddu yi. c'est pas quelque chose de souhaitable. attaque terroriste kenn ñaanu ko yàlla waaye jàpp naa ni war nañ gën a fagaru góorgóorlu kon moytu bakkan rot li lépp nag bokk na ci li tax ñu mucc ci ab entraînement. bu mucc ayib. Qui peut nous donner ce résultat-là. Avec toute cette menace terroriste aujourd'hui, nous en Côte d'Ivoire on a eu à subir ça à Bassam. boo xoolee song yëpp terroriste yi di amal ci àdduna si bokk na ci ca Grand Bassam ca Côte d'Ivoire ba ca Burkina lu may ñaawlu la war nañu nag booloo bu baax ngir xeex bi kat gën a am doole ndax mbirum terroriste yi kat ñëpp la soxal ci àdduna si. song bi am ci ab café restaurant ca Ouagadougou doon gu mujj jamono ji doon lu ñuy ñaawlu di ñaan nag mu yem fii. di ñaan mu yem fii ñu di ko jaajëfal bu baax Mame Birame Diouf delsi ci ganu xibaar yi gis nañu dispositif sécuritaire bi matuwaay ci wàllu kaarange fii ci Sénégal noo jàngatee matuwaay ndax lu dal xel wala war nañoo dolliwaat. xam nga population bu fekkee dafa dend ak réew yoo xam ni dafa am musiba yu fa tàbbi day bëgg ku ko rassurer donc dispositif yi am na solo lool te yaakaar na am na ci yii mooy yi ñuy gis. ci sama jàngat mooy li ñu gis parce que état sénégalais quand même am nañu expérience ci wàll woowu suñu force sécurité et défense bul fàtte ni fu ne ci àdduna bi tamit intervenir fa defe naa semaine bi defe naa FBI bu américain yi dañuy ñëw Sénégal pour lëlandoo ak ñoom am lu ñu jàng ci ñoom jàng ci ñoom boo gisee le président Macky Sall mu créé aussi le centre des hautes études en défense et sécurité le CHEDS général Paul Ndiaye ne ca ñuy def ay gëstu yu am solo Dakar di dalal toujours forum sur la paix et la sécurité boo gisee suñu l'armée bi ñu ci mel ne ay général Cheikh Gueye wala ñeen ñoo xam mënu ma leen tudd ñoom ñëpp am nañu expérience bu wóor ci côté boobu la gendarmerie ak la section de recherche ak yeneen éléments yoo xam ni sur la police par exemple nga xam ni ñoom depuis 2014 ñu ngi def ay formations sur les techniques d'endoctrinement sur beaucoup de choses donc yaakaar naa ni suñu force de sécurité et de défense gàcce ngalama ci wàllu renseignement ak ci wàllu lëkkaloo waaye tamit fagaru du doy. fagaru du doy ci loolu sax gis nañ ni yeneen réew yi lanu fagaru teewul ba ñu leen bëggee laal nañu leen est-ce que foofu également waruñu xoolaat matuwaay ci wàllu kaaraange ndax bu ñu seetloo itam lu ci bari ñu ngi xaar xëy na ndimbal bay jógee biti réew maanaam yeneen réew yoo xamante ni ñoo leen di ñëw dooleel ci wàllu kaaraange est-ce que tamit jotul ñun suñu réew yi Afrique yi ñu xool daal maanaam teg benn stratégie bu dëgër boo xamante ni tey jii dinañ mën a fegu ci yu mel nii. waaw ci anam boobu fagaru du doy mooy ni ñu ko waxee am na réew yoo xam ne ñoo ñu ëpp doole foofu États-Unis France sax dafa mel ni daanaka attentat yi am France amul sax ci benn réew bu mel Niger je veux dire li ñu leen attaqué bari na donc
mooy tey mbir mi dafa nekk loo xam ni dafa daj àdduna wërngël képp ba nga xam ni kenn mun ni mën naa ci mucc lu bu fekkee du suñu ndogalu borom parce que guerre bu bees la boo xam ni armée yi ñu am ak waxuma Sénégal ak ñëpp benn armée préparé parce que guerre bu yàgg suñ ko masaan a wax day am ñaari armée yu jaamaarloo kee taxaw fee kee taxaw fële mu am benn front kenn gagné kenn am défaite léegi nag li am guerre mooy guerre asymétrique ki ngay xeexal xamoo ko gisoo ko yenn saa yi xamoo kan la wala mën na am sax mi ngi sa biir kër déjà sa kër lay yeewoo xam noonu bu bees boobu nag boo ko amee da ngay waajal outil yu bees kooku yaakaar naa ni armée bi ñu ngi ci def ay réflexion suñu gendarmerie suñu police mais moyens yi des na moyens yi du ci ñoom rek mais même CEDEAO bi Mali taxawee def nañ ay réunion yu nekk mais ci cëppaandaw ga dañu mujj wooy France wala ñu wooy États-Unis wala ñu wooy Union européenne G5 Sahel mi ngi def liggéey bi am solo ak les pays du champ la commencé boobu ba léegi ñuy jéem a taxawal benn armée mais ci cëppaandaw ga toujours problème moyen mooy am même li ñu tudd la force multinationale pour combattre Boko Haram fële ci Nigéria gis nañ nga xam tamit finalement il a fallu que États-Unis wala ñeneen dugal seen loxo loolu mooy wane ni gaa am nañu yéene am nañu xereñ ci wàllu kaaraange mais yenn saa yi mooy des. G5 bi lu ñu ci war a dooleel donte wax nga ko léegi ñi ngi def liggéey bu am solo mais aussi yaakaar naa moyen du doy aussi. waaw G5 bi c'est surtout ci wàllu ñu commencer daganal au moins li ñu tuddee la poursuite hors des frontières parce que tey yenn saa yi boo dàqee benn terroriste bu duggee benn dëkk il faut nga xaal 3 heures de temps wala 4 heures de temps pour am autorisation réew moom pour dugg foofu pour dàq ko wala yenn saa yi tamit yenn information yi du circuler mooy wane ni réew lu mu jël ay matuwaayam mënul fexe mukk ni man rek mën naa ci mucc bu fekkee amul ñu ko dooleel te tamit militaire kese du faj affaire bi bu fekkoon militaire rek mooy faj affaire u terrorisme kon tey Afghanistan Taliban du fa nekkati donte américains yi def nañu fukki at ak juróom français yi ñu ngi nord du Mali indi nañu fa Serval indi nañu Barkhane mais ba léegi terroristes ñu nga fa donc yaakaar naa ni ñaari stratégie yi la ñu war a taxawal te ñoom ñaar ñooy ànd di mottali konte benn bi mooy fagaru bi mooy la prévention en amont ci wàllu éducation ci wàllu li nga xam ni mooy inclusion sociale développement xale yi tamit ñu jublu seenum xëy jëm leen orienté jéem a répondre à leurs angoisses mais aussi ci wàllu militaire li nga xam mooy urgence sécuritaire yi nga xam moo am ñu mën a fexe ba nuñ koy faje te àndandoo ko parce que bu amul stratégie régionale du dem bu yàgg bu ñu daan évaluer yu menace dañ naan réew sàngam de est-ce que am na ñu radicaliser ñoo xam mën nañoo passer à l'action léegi loolu xewi na parce que les critères d'évaluation de la menace ont changé léegi li am mooy musiba bi mën nu jógee fu nekk te frontières yi nga xam mooy frontière u Mali nekkul problème pour Mali kese dafa nekk problème pour dëkk yi am ak moom frontière yépp bul fàttali ni Mali lañ jógee attaqué Grand Bassam Mali lañ jógee attaqué Niger ci Tazalit ci région Bani Bangoum nga xam ni Moujao moo fa nekk Mali lañ jógee attaqué Burkina bi ba nga xam ne lii tas na fa tey donc fagaru gën a surtout réew yi gën a def maanaam coordination li ñuy wax coordination ak ñu koy jaajëfal bu baax docteur Bakary Samb nga nekk directeur Timbuktu Institute ñu ngi lay jaajëfal bu baax a baax ci teewaay bi xibaar yi ñu wéyal ko wax ci wàllu politique ak kàddu yooyu tukkee ci maître Abdoulaye Wade mi ne parti démocratique bu Sénégal dootul bokk benn yoon ci wote yoo xamante ni njiitu réew mi Macky Sall moo koy amal fii lekk xooluñu yenn yi am na nag koo xam ne am na ci gis-gis muy Farba Senghor bu mbooloo Wade moom la mu wax rek mooy kàddu yooyu tukkee ci maître Wade Karim moo ko tax di wax moom maître Abdoulaye Wade ndax ci gis-gisam kii di maître Abdoulaye Wade bëggul jël parti bi jox keneen ñu teewlu Farba Senghor ci micro Alassane Ba. mais li tax mu wax ko xam na ne doomam Karim Wade dootu ñëw te bëggul keneen koo xam ne du Karim Wade dana nekk président bëgg na kut ko kut Karim Wade nekk président te Karim mënta ñëw parce que ci li misé woon mooy gagné élection yi législative yi ñu mën ko woteel amnistie loolu nag mënta nekk xanaa mu xaaraat élection 2012 moom su jiitee waree liste su fekkee am na kattanam ñu gagné waat mais Karim mënta ñëw même su ko fekkoo ne Karim Wade Macky dafa bàyyi woon yëpp ne ko ñëwal kaay dugg si biir réew mi parce que waxoon nañ fi ba tàyyi ne Karim day ñëw mais Karim ñëwut fi mu toll Karim waxatu ji ñu nekk ci parti bi kenn nangootu ci wax ku ci wax sax dañ lay mere même su ko bàyyi woon mu ñëw Karim Wade fi mu toll du mën a présenté wu ndax bala nga mën a présenté wu loi dafa ne il faut que fisc bi mooy impôt nga nekk ak moom en règle c'est-à-dire bul ko yooleel dërëm te dañ ko amande téeméeri milliards ak fanweer ak juróom-ñett ak leneen lu ci topp loolu su ko génne woon tey indi ko teg ko ci table yi dañ daan dafa sàcc donc loolu moom mënu ko génne ak fan la ko dencoon amul kenn ku ko mën a may
Qatar ci boppam mënuñu ko may parce que Qatar dégg ngeen coow yi am temps yi ci gannaaw yëpp Arabie Saoudite ak États-Unis ak Union européenne ak li ñuy wax institution de Bretton Woods mooy banque mondiale FMI dañ ko xoj benn dërëm mënta génn Qatar dem jaar ci banque wala nga génnee feneen te contrôler parce que dégg ngeen problème ci am yëpp ndax affaire terrorisme bi yaakaar nañ ne moom moo koy financé donc ñooñu mënuñ jox Karim Wade xaalis pour muy dem donc Karim amul benn chance pour que mu ñëw présenté wu ci ay élection moo tax ma ne Abdoulaye Wade dafa war mu génne bopp doomam ji Karim ci boppam mu xam ne yàlla moom mooy joxe nguur ñu tànn ci PDS ñi nga xam ne ñoom ñoo ko wër parce que am na fa ñoo xam ne am nañu capacité pour yore PDS am nañu capacité même pour yore réew mi parce que ñoom Macky fa lañu génnee ak ñeneen ñu ngemb leen suñ demee 2012 su yàlla defee ñu gagné su boobaa ñoom ñu xool lu ñuy def ba amnistier Karim. ñu wax ci wàllu njàng meek njàngale mi ak xale yu jigéen yi nga xamante ne nag dañoo am seen baccalauréat ca département bu Tivaouane ñooñee nag am seen bac ci wàllu série S1 ak S2 daan nañ leen nag sargal bu baax a baax ñoom gone jigéen yooyu lépp rek ngir mën leen a xiirtal bu baax a baax ci matière scientifique yi fédération bi ëmb soxna yi ci wàllu entrepreneuriat ak développement ñoo amaloon lu ni mel Cheikh Anta Diop. lu tollu ci fukki ndongo yu jigéen ñoom ñëpp am nañuy baccalauréat fekk baax fii ci diwaanu Pire ñu ci bëri am baccalauréat scientifique ñoom lañ doon jukkeel jox leen prix bi ñuy duppee Lara Araldi waa FEDA bu Pire nag doon jukkeel élèves yi gën a xarañ njiitu FEDA fédération bu ëmb jigéenu Pire yi moom sax nee na ñoom def nañu seen kéemtalaay kàttan ngir fexe nag ba élèves yu jigéen ñi bëgg bu baax matière scientifique yi loolee tey am nañu ci ndam. combat bi ñuy def pour orienter leen ci discipline scientifique yi combat boobu ñu ngi koy gagné la preuve depuis daaw lañ commencé am élèves yi def ay série S1 benn ngi ci elle a le bac S1 dañu jox dagleel ay prix spéciaux SVT mathématique PC xale yi ñoom ñëpp à partir de la 4e loolu la ñu bëgg a def seconde moom xale bu ci dem L rek mooy da nga yàq pexe parents yi wax dëgg yàlla ñu ngi ciy def luñ mën te bu njëkk ba nag teel a maye seen doom moo fi nekkoon ñu xeex ci ay année mais léegi moom ku ci bëgg sa doom sax li ngay njëkk a wax xaar ba am bac donc loolu daal parents yi jàpp nañ ci. kii de mi ngi doog a am bagam bac série S1 rafetlu lool taxaw bi nga xamante ne waa FEDA taxawu nañ ko. fierté daal la nekk ci man instant yi franchement kontaan naa lool et puis comme d'habitude ça fait 7 ans ñu may jox prix aussi déjà FEDA daf ñuy doon pousser ci série scientifique yi depuis 4e dañuy doon primer meilleur élève en mathématiques en physique chimie en SVT. yooyu ñoo ma permettre nag may continuer di gën a rey sama bopp ci matière yooyu loolu moo tax nag en seconde j'ai trouvé mon profil et après on m'a emmené en S1. fexe nag ba jigéen ñi des ci l'école yi duñu teeral sëy yi loolee la jigéen ñi Pire taxaw tey ba nee nañ am nañu ci ndam ndaxte élèves jigéen yu bëri doon def examen ñu ci bëri am nañu seen lijaasa. ñu koy jaajëfal bu baax Cheikh Anta Diop ñu wax ci wàllu mbënn mi ak jafe-jafe yi nga xamante ne nii indi na ko fële ca Mbaaw askan wa fa yeewoo nag ñu ngi ciy jafe-jafe la ñu wax muy askan wi ba ci chauffeuru taxi foofee ñu ngi sàkku nag ci kilifa yi ñu jàppale leen bu baax a baax ndax nee nañ nag route nationale boobee anam ya mu dëppoowul ak yoon ba tax na nag tey jii ñu jànkonteel yooyee jafe-jafe ñu teewlu seeni kàddu ci micro Salif Sow. chaque jour ndox mi barki démb ba léegi mu ngi fi 3 jours def na ko fii ba léegi nii 3 jours suñu liggéey yàgg na yàqu sax seen nawet bi fii ndax fii ndox mi du année bi rek ay ati at te bu nawet bi jotee benn oto dootul liggéey chaque jour si jafe-jafe yooyu lañ nekk ñun liñ bëgg fii ñu defaral ñu ko ndox mi jógee fii ñu defaral ñu ay canal ndox mi dootu fi taxaw clients yi sonn nañ ay mag ay màgget ku nekkay jaar fii ñii di daanu si ndox mi seret li leen jéggil ñuy daanu si ndox mi seen marchandise di daanu si biir ndox mi di réer chaque jour. waaw yàq na suñu liggéey carrément yàq na suñu liggéey xam nga rek client yi fu mu nekk nii ay seret ñoo doon jàllale te fu mu nekk nii bu fekkee xëy nañ gis ndox mi après bu ñu wàccee petit mbaalu ni jaar waaw xam nga rek dem dikk bi tamit fa la doon jaar mais dem dikk bi bu gisee ndox mi fii day jaar malien lay jaar wala mu obligé client yi wàcc fii dox dem te xam nga loolu tamit jëmalu réew mi kanam. waaw bi mu tawee léegi def na fi 2 jours ah gars yi noo ngi pompé mais pompe bi moom moo yeex fi ñu toll nii nag suñu sañoon suñu amoon 3 moto pompe yu haut débit problème bi dinañ ko résoudre et à chaque fois aussi nuy curer canal yi saa bu tawee ba pare
bu ko defee benn problème du am. dégâts yi kay c'est énorme parce que route bi c'est impraticable clando yi noo ngi nii gaare nit ñi pour nu jàll ay charrette la ñuy jël au niveau de la mairie surplus route nationale bi yëpp day ñëw dugg ci biir mairie bi ba mairie bi fi mu toll nii pour nga liggéey fi sax c'est tout un problème. commune bi ça fait plusieurs années ndox su daan nekk fii nii avec les faibles moyens yi amoon noo daan taxaw fii di pomper mais ren on s'est dit que ni loolu du ko faj li koy faj rek mooy le prolongement du canal de Kër Mbaye Fall. ñu di ko jaajëf bu baax Ousseynou Diop ñu daal di dalal ambassadeur bu Sénégal ba nga xamante ni moom moo nekk fële ca Burkina Faso di Anta Coulibaly Diallo bu dee mi ngi ci bu mu jokkoo gi maa ngi lay nuyu. waa kay maa ngi lay fay soxna si. ma ngoog Anta Coulibaly li nga xamante ni moo xew foofee ca Burkina Faso ngay kenn nag ci kilifa ya foofee yéen nu ngeen ko jàngatee. waaw. li ñu ko jàngate mooy biig daal ci 9h ci guddi 9h passé ci leen ñu déclaré attaque terroriste ci avenue Kwame Nkrumah mooy foo xam ni ba mu y a 1 an et demi de cela attaque amoon na fa donc à 21h30 léegi nag jusqu'à 5h du matin force de sécurité yi itam jàmmaarloo ak ñoom waaw ba ay 5h du matin daal xeexoo bi taxaw bilan bi nag xaw a diis na ndax fukk ak juróom-ñett ñàkk nañ ci seen bakkan lu ëpp ñaar fukki nit itam am nañ ci ay gaañu ñu yóbbu leen ci hôpital Ouagadougou waaw nationalité nag ñu dëddu ba fi mu toll nii ñu ngi wut mais kenn wax révélé ku ko daal waaye nag ci sénégalais yi nag ñu ngi leen di laaj waaye yóbbuñu daal ku ci bokk ñu ciy sant yàlla nag am na aussi ñu ñaari terroriste yoo xam ni rey nañ ko ci information yi daal la ñu am pour le moment. noo gisee également zone boobu est-ce que nekk na zone boo xamante ni sénégalais yi dinañ koy faral di fréquenter. foofu sénégalais yi dañuy circuler fépp zone la boo xam ne ñëppay circuler mais nag occidentaux yi nag ñoom ñooy gën a nag di toog di attablé ci café yi foofu di xam nga ñoom seen habitude la ñuy toog di naandoo ci café yeeg yooyu donc ci hôtel café Istanbul la amee sénégalais yi nag dañuy dem doxi seen soxla te avenue boobu ñëpp a koy fréquenté di dem ak di ñëw loolu noonu la mbir mi demee daal. ressortissants sénégalais yi maanaam doomi Sénégal yi nga xamante ni ñoom ñoo nekk foofu tey jii ana lu ngeen leen xelal ak li xew ni waaw comme d'habitude parce que dafa mel na ñu ngi bëgg mbir mi bu nu déggee ñu demee noonu rek dañuy daal di woote ñu nanu toog seen biir kër yi nanu toog seen biir kër yi bu kenn seetaani bu den kenn xooli luy information yi ñu soxla ñun dinañ ko am dinañ leen ko jox waaw ñu yem suñu war a yem même journée tey bi sax wax nañ leen ko nii nan ko parce que xamuñu ñu situation bi di cong gi ndax am na ñu yëkkati seen loxo ne ñooma am déet revendication ba nëga ni amagul. déet kenn defagu ko aussi xamaguñu ñan la waaye nag ak terroriste lan wax sa rey nañ ci ñaar xaw ma nag ñaata la ñu mais dañ li rek 2 terroristes ont été tués dans l'attaque waaw mais xam naa yooyu yëpp bu ñu demee ba segg ka dinañ xam ñan la. ñu di ko jaajëfal bu baax Anta Coulibaly Diallo kon ndaw li toogal Sénégal foofee ca Burkina Faso ñu koy jaajëfal bu baax ñu doon àddu nag ci maanaam musiba boobee nga xamante ni moo dal tey ji ci kaw Ouagadougou di pays réewum Burkina Faso xibaar yi ñu wéyal ko fii ci biir réew mi dem ba fële ca Ndar Géej ña ngay waajal nag 15 août bi ni ñu koy defee at mu ne lu toll ci junni ndaw daañu bàyyi ko ci fukki gox ak ñeent yu Sénégal joxante nag dig daje fële ca base ba ñoo ngi koy waajal nag bu baax a baax waaye la cee ñuul rek dafa am ab mbootaay gu fa ne lank nag ne lu soxal 15 août ba kenn du ko fa féete ba mu jaral leen sax ñuy jël ay këyit nag di ko jokkalante ca mbedd ya leeral yi dañ ci ànd ak Ousseynou Diop Habib Seck. feetu 15 août bi ñu koy waajal ci diwaanu Ndar Géej ay junni doomu aadama nag di ay ndaw ñu leen di xaarandi ci bërëb bile fii nag bërëb bi wér na lool. waaye ci bisu 15 août bi ñu jëm dina xumba lool tax sax ñi nga xamante ni ñoo fi ne di dànkafu xale yi. ñun dañ tàmm naan géeju Ndar ak dex gi bëggul gan yooyu sax ay wax la
dafa fekkente ni boo mënul ndox na nga xam fi ngay yem nga yem ci bunt bi parfois dafa am gan yu nga xam ne dañ fiy ñëw ñun suñu xol day tàng dañ leen di wax naan leen bu leen soree bu leen def nii waaye xale yi du ñu déglu kenn parfois dañuy ëpp doole sax maître nageur yi di dem ci ay zone yu nga xamante ne dañ ko interdit ni leen zone yii bu leen fi sangu teewul ñoom dañuy dem maître nageur yi dañuy sonn lu neenu daj ka ci kenn du leen mënal dara ñoo ngi leen di lancer daal bi appel géej gi daal wóorul ku fi ñëw ñun ñi fi dëkk sax ñemew ñu ko ku fi ñëw yemal ci bunt bi boo mënul tooy ba mënoo tooy nga yem ci bunt bi 15 août di fête boo xamante ni Ndar Géej dañ koy amal at bu ne lii bokk ci liy soqali koom-koom bu diwaanu Ndar Géej. man ni ma ko gisee daal dafa baax ci dëkk bi quoi parce que day am ay retombées économiques yu bare yoo xam ne ñun daan si gagné quoi parce que day permettre suñu activité mu gën a baax. ñu ko war a gën a fonk parce que day soxali réew mi ñu xamul woon Ndar sax du ñuy xam Ndar ñu xamul woon hydrobase du ñuy xam hydrobase xam nga mu doon li nga xam ne njëriñu Ndar la njëriñu réew mi la. at yi dañu génn juróom-benn waxtu si la ñuy dakkal xumbute yi. ñi ñu fekk ci bërëb bile ñu ngay ñaan sax kilifa yi ñu gën ko mën a randal ngir xale yi mën a fettu. xam nga ñuy ñaan nag autorité tam ñu jàpp si ñu bàyyi la ñu liggéey aussi quoi maanaam comme yenn heure yi nga toog ba 6 heures ñu ne nit ñi génn te à partir de 6 heures ci la ñuy nit ñi ñëw liggéey bi gën a dox. Ousseynou Diop ñu di ko jaajëfal ñu wax ci tàggat yaram ci tënk ak entraîneur bu sunu gaynde yu góor yi ci wàllu basket ñoom nag tey entraîneur bi mi ngi janook taskatu xabaar yi tey ci suba la woon ngir nag delsiwaat ci waajal gi ñuy waajal afro basket 2017 ñeel góor ñi ci soxna itam ñoom ñi ngi waajal seen afro basket 2017 ca Mali la ñu ko fas yéene amale soxna yi nag raay réew mi daañu ko jot tey ci ngoon ci loxo yi jëwriñ ji dénk tàggat yaram sunu gaynde nag buñ ca jógee daanu yegg ba Mali seen jongante bu njëkk seen diggante ak Guinée lay doon jàpp nañu ko àjjuma bi ñu dëgmal ma ngoog laata ñuy jeexal ñu ànd yër xët yu njëkk yu yéene kaay ak Mamadou Mohamed Ndiaye. jërë ngeen jëf roppalaan Sénégal Air bi fi mbëkkante woon ak beneen roppalaan bu compagnie say ba enquête ba yemb na xam nañu léegi la waraloon yëf yi xibaar baa ngi ci l'Observateur juróomi fan ci weeru sàttumbar 2005 la woon ay boori timis avion bu compagnie Sénégal Air gi jógewoon Burkina Faso Boeing B737 800 bu compagnie say ba jógewoon moom it Ndakaaru doon dem ca Bénin ñaari avion yi mbëkkante ci kaw jaww ji ba juróom-ñaari doomi aadama faatu ci ba loolu amee procureur de la République santoon police ak gendarmerie ñu enquêtal ko ca waa BA di bureau d'enquête ak analyse ñoom it nekk ca di doxal seenub enquête l'Observateur nee nañu enquête ya mat na ba la ca tukkee gaa ñi jébbal nañu ko kilifay réew mi keroog alxames fukki fan ci weeru août atum 2017 la ca enquête ba l'Observateur xëy nañu ko piloteel ci xëtam mu njëkk faram fàcceel ñi ko ci passe 9am altimètre bu bon nee nañu moo waral roppalaanub Sénégal Air bi laale ak bu sayba bi l'Observateur xëy ci Sénégal Air journal Les Échos xëy ci Air Sénégal yër leen xët mu njëkk journal bi ay coppite am na ca kërug roppalaan gii di Air Sénégal SA Mamadou Lamine Sow ma newoon directeur général ba tëb na léegi mooy PCA ba Philippe Bon di tubaab bu xonq cooy fekk baax ci réewum France neewoon vice président bu Airbus léegi mooy directeur général bu Air Sénégal ñaata lay fa yokku kenn xamu ko li ñu xam daal moo di moom waa ji ak njubam des na ndax ci coowal financement campagne bu Nicolas Sarkozy 2007 aw turam ma nga ca woon Libération ma nga ca SAR Société africaine de raffinage bil yéenekaay bi scandale mu di toj ak i tooxi doona moom la ñu feeñal ca SAR fukki millions de dollars ak juróom la ñu lijjanti ca kër ga ngir xam fan la jaar SAR di Société africaine de raffinage gi baaxoo chiffre d'affaires buy toll ci ñeenti téeméeri milliards résultat net bu juróom-ñaari millions moom la wane marché bu juróomi cargaison brute bu ñu fa joxee te amul benn appel d'offre njuuj njaaj yi am ca SAR ak ni ñuy doxalee ci contrat yi ci wàllu fourniture gaz lépp yéenekaay bi nee nañu commissaire yu compte ya doon nañ ko jébaane deal bi am ci diggante Locafrique ak Saudi Ben Laden ba tax Saudi Ben Laden jël li mu amoon ci action ca SAR jaay ko Locafrique bu Xaadim Ba la ca Samuel Sarr dox ak la mu ci amee diggante Samuel Sarr ak Xaadim Ba lépp la Libération leeral Direct Info moom li mu bëgg ku ko leeralal mooy kan moo nekk ci ginnaaw Xaadim Ba ndax moom l'homme des affaires bi Xaadim Ba borom Locafrique léegi tey mu moom genn wàllu SAR gi ndax li muy naal ak di ko nësër bu sottee 51% ci capitalu SAR ca moom la jëm entreprise am bii di Locafrique Direct Info nañu wute wut ak ministère des finances ci réew mi ministre de l'intérieur Abdoulaye Daouda Diallo mi ngi bëgg a doon am kenn bëggul ci réew mi Le Quotidien moo ko wax ci weeru sàttumbar 2013 gi ñu ko fale woon takkal ko ndombal tànk ministre intérieur ñu bari ci opposition bi ne woon du ci dal ndax daa far tey ji
gi ñi fare ci société civile gi dëkkee ñaawlu far gi mu far ba mu ne fàng Abdoulaye Daouda Diallo du juk ci di def lu ñu koy mbambee saa su nekk élection législative yi weesu ak organisation bu bon bi ci am ab takk la ci Le Quotidien nañu ministre intérieur ak doxalinam yu ñu bëri di ŋàññi moo waral ñuy laaj ndax bu ñu taxawalaatee gouvernement bi Abdoulaye Daouda Diallo dana ca bokkaat nañu bokki duggi ca Ouagadougou ga ca Burkina Faso la Sénégal fa la xëy yeewoo tey jël xëta mu njëkk jagleel ko am ca réew ma démb benn barab bu ñuy naanee café ak limonade maanaam restaurant café bu tudd Istanbul nekk ca avenue Wame Nkrumah fa la ay terroriste wàcc démb ay néeféer ci guddi dóor fa ay sox soldaar yi dëkk ba génn fekk leen fa di fitalante ak ñoom ba lu toll ci fukki doomi aadama ak juróom-ñaar faatu fa Vox Populi nañu terroriste yi songati nañu Ouagadougou maître Augustin Senghor déggati na président L'Observateur nañu moom la ñu falaat démb président fédération Sénégal bu football mu rawee Mbaye Diouf jot lu ëpp téeméeri xob maanaam 100 voix Vox Populi nañu 109 voix la maître Augustin Senghor rawee Mbaye Diouf ja deuxième tour ba fa la ko yóbbu gagné ko waaye assemblée générale ba miti woon na te yàgg samedi la ñu ko tàmbali dimanche la jeex lise ko nañu assemblée générale bu fédération Sénégal bu football bi yombul woon ay poñantee ki saagante ki xastante lépp a ngi woon ci biir ak biti mu di coulisse ndajamaak la fa amoon anki dina kay xëy na ci ak ñun maître Augustin Senghor déggaat wiiw gañewaat doonaat président fédération Sénégal bu football la Sénégal nañu bii mooy ñetteelu yoon. ñu di ko jaajëf lu baax Mamadou Mohamed Ndiaye yéen it cant ngërëm ñeelal ni leen fare woon ci machine bi ak ñi ci jàpp xibaar yi ba mu sotti rédaction bi dina teewaat 19h30 lay doon ak 20h ci yeneen jotaay xibaar ñu leen di ñaanal kenn dalug jàmm.